ngook Fatou bés ni tey semaine benn weesu étudiant boobu ñu naan Mouhamed Fallou Sène cosaanoo Njaareem te doon jànge ci université Gaston Berger bu Ndar li ci gouvernement bi def ci boobaak léegi ci wàccee njiital université baak ka jiite woon service ya jiitewoo fa étudiants yay dëkk fa ñuy lekkee ak tànk ya fa Aminata Tall mi njiitu réew mi yónni démb ñu jox 10 millions njabootu xale bi faatu joxe fay billet Makka ak diggee fay xëy taxawaayu gouvernement bi ci mbirum université googu noo ko gisee. waaw jërëjëf xam nga ñu ngi métit lu ki nga étudiant bi nga xam ne yaakaar yi ñooñam dafa tas ci dem gi ko yàlla yóbbu ci luñ jàpp ne teel na ci gis-gisu nit tey massaw ñi nga xam ne fi mu ne nii ñi ngi tëdd ci hôpitaux yi di wonk ndax métit te ñi ngi waroon a nekk ci di jot bànneexu jàng waaye nag Sénégal yàlla dafa def ñuy ñàkkal fayda analyse dendale benn bi lu tax ay fàllu rek ñooy dee ki ñu reyoon Tëngéej fàllu la ki ñu rey Ndar fàllu la mais loolu mënul bu dee coïncidence la war nañoo seet lu tax mu nekk coïncidence d'une part beneen bi pour gën a mën a analyser. est-ce que loolu da nga jàpp ni daa weesu ndogalu suñu borom pexem nita déet man lu coof sama xel la ma wax ko. yéen partage ko ak ñëpp. ku nekk nag la nga ca xalaat wala xëy na xam nga ci loo xamul. yow la nga ci xalaat. man li ma ci xalaat foofu rek mooy coïncidence xam nga. booy jàng criminologie sax. coïncidence lay la jikko indi la ñu ne la coïncidence n'existe pas. du dëgg. bon. Olof sax nee na ñetti Muhammad jigul gamb maanaam kaas ataaya mu daanu nga ne Muhammad day toj lu tax ay fàllu rek ñooy dee ko waaye boobu nañ ko teg fee. daa tey xel ci sa gis-gis pour mu leer. man foofu laa yem sëriñ bi man foofu laa mën a yem ndax du ma wax lu ma wóorul waaye dama ne daal lu tax ay fàllu rek ñooy dee waaw loolu teg naa ko fi nag ñëpp ko moom nañ ko xalaat bi ci des. moo di ne li xewoon ci université bi 1968 la xewoon. loolu am na juróom fukki at tey. waaye jàppal 8 bi rek. nga ngi ci 2018. lu mujj ba tey 8 moo mujj. waaw kay mu dajeeg nag ñi nga xam ne ñoo wóoroon Senghor ci 1968 tey ñoo wóor président bi fi nekk 2018. ñoom Moustapha Niasse ak xeet googu. tuddal tur wu la neex. mais dama bëgg a wax rek ne loolu ci jamonoy tubaab bu nekkee du nekkati coïncidence njàngat lay doon njàngatkat yi nag ñi ngi fi. professeur université yaa ngi fi étudiant yaa ngi fi doctorant yaa ngi fi borom agrégation yaa ngi fi nañ ko analyser man damay cuq rek bàyyi. waaye sàkku nañ ñaari coïncidence yooyu daal ak li nga làmboo ci xam-xam macha allah. waaw d'accord waaye boo junjee mbir nga joxe ci sa xalaat joxe ci sa position. non ku ne xam ne itam bu dee courage rek ci say idée am nga ko. non kon da ngay pédant man ñëw ma pour nekk pédant nekkuma professeur bu jàngale ci cours. binduma téere dama ñëw rek pour ay minutes yu néew ma wax tuuti cuq tuuti nit ñi ñoo la ëpp xel foofu boo waxee benn 15 millions xel. buñ ko déggoo danañ ca génne loo xam ne yow mi ko xamuloo ko nañ ko bàyyi nit ñi nag. waaye sauf que bii mooy deuxième fois muy am. 2014 d'accord am na étudiant boo xamante ne Bassirou Faye. non waxuñu boobu am na. mais embrasement université bi. mi ngi fi. te am na ñu jàpp ne épreuve la que genre entraînement la pour bu ëllëgee ñu mën a xam bu dee kii fukki université dañoo tàkkandoo nuñ koy defee amaana. tey ñu toll ci situer responsabilité yow. sa gis-gis dama ne bala ngaa wax situer responsabilité bi. ji nga tubaab da wax ne les mêmes causes produisent les mêmes effets. waaw ñax du tàkkal boppam. bu tàkkee am na lu ko taal. waaw yëf yi bala ñoo dem ci nit dee na wala deewul lu tax li ñu wax ci étudiants yi. mais pourquoi ñiy fayeeku 5 millions ak 10 millions ak 15 millions ak 50 millions. seen solde du tardé ñiy fayeeku 15 mille rek la seen solde di tardé. lan la
kon état bi étudiants yi nag 5 milliards la juróomi milliards la at mu jot. d'accord weer wu jot. mais waxuñ ne nangami milliards la waru koo nekk ñun kenn ku ne yaa nga fayal say doom loo xam ne mu ëpp loolu fuuf maanaam su fekkee ne état bi mi ngi génne 5 milliards par mois amaana famille ñi ngeen génne 50 milliards par mois te waxuñu ko waaw bu ñu génn loolu du ngóora luñ génne ci alali nit ñi la mooy juuti bi mooy li ngay xanaa xamul leen essence bi ñeenti litre nga waroon a am ñu jox la benn njëgu ñetti litre yëpp ñu jël ko ne ñoo ko moom Sénégal mooy réew mi gën a taxé ci àddina amul dara loo jëndee njëgam du télévision du rajo juróomi taxe ci carburant yi. lépp ci parce que loolu mooy fiscalité ki tayal ki tayal du wuti day ne fii la rek ma ñëw tànk loolu rek la fiscalité bu tayal la ñu am beneen bi itam moo di ne fiscalité bi du dem fi mu war a dem dama la jox benn exemple autoroute baa ngi nii jaar ci léegi ndax commencé na am ay xotteekoo la déet mi ngi nii dafa nganañ aéroport bii ñuy wax naan ñu ngi ko inauguré à grande pompe ñaari avion rek la mën a gaare xam nga lu Dubaï di gaare junni avion en même temps junni ñun suñ coow li fukki at ñaari avion la ñu mën a gaare en même temps ñoom la kii yi mën a jël piste bi waaw moom loolu la mën a jël ñu soow ko fukki at di ci def ay avenant lu ne actuellement ñaari avion ji nga Dubaï man dem naa fa te amuñu sax aéroport ñu ngay duggee ci Abu Dhabi man mii dem naa fa 73 boobu Dubaï boo xoolal léegi ci Google amuñu aéroport international avant 1973 boobu ni gànjaay la toll tey jii Sénégal yëpp mën nga leen a xuusal ci benn Dubaï boobu liggéeyu xëy na itam Sénégal lañ ci yoon wi non dama ne déedéet ñun ñoo njëkk a jóg Dubaï ay yoon boobu Dubaï kenn xamu ko ñun Japon lañ tollooloon buñ fàtte fi ne woon ñoo rawoon Turquie raw Corée raw Indonésie raw Malaisie ñii ñuy wax yëpp du ñoon seen morom ba ci Brésil dafa am lu fi ne loo xam ne bu dañul li mu waral du dañ mooy lan mooy ñàkk liggéey internationaux yi du bind nañ ci affaire corruption taabal ji tey bu dee jar 100 000 francs état bi dana ko jëndee 10 millions te jarul 10 millions 100 000 francs képp la jar koo xam ne loo war a jar ñaar fukkam téeméeram nga koy jënde mais doo dem fenn c'est que ne yow njëgu taax benn brique nga koy jënde kañ ngay am taax loolu la kon daal toog ba yëf yi yàqu daal di indi ay 10 millions di jaare ak ay yeneen dige yow yaakaar nga ni c'est médecin après la mort. non man vraiment détails yooyu na ma ko épargne parce que du ma fekk nit koo xam ne tout tànk la fi bàyyi soxna su amoon yaakaar ci say ami doom ay ndey ak bàyyi wax na ñu ngay jëy seen doom may wax dara ci lu ñu leen dàmpe c'est indécent du ma ko wax. Ahmed Khalifa Niass mooy sunu gan ci RFM matin 7h presque 49 minutes daañu wax ci wàllu sport ci kanam tuuti ndax am na contribution boo def nga ni ñii ci mel ni équipe nationale gone Aliou Cissé bu leen neexee bañ a woor diine santaane na ko di nga ñu ko expliquer ci kanam waaye werante diine bi ma doon junj ci ndorteelu waxtaan wi diggante Idrissa Seck njiital parti Rewmi ak Sidi Lamine Niass di sa rakk jiite groupe de presse bi di Walfadjri ci Idrissa Seck la moo wax ni daal am na lu mu weranteeg benn imaamu Màkka ne ko bërëb bi ñu waree aji mën na bañ a doon Màkka xëy na ndax ci alxuraan beneen baat lañ tudd ne bàkka Sidi Lamine ne loola bokkaale la te Idrissa Seck génne na sax boppam ci diine l'islam kooku itam tontuwaat na di jéem a leeralaat yow sa gis-gis ci coow loolu ak lu ci xam-xam sa xam-xam xam. dafa sob de waaye Ilimaani Màkk bu dee Idrissa Seck koy jàngal diine. kon c'est vraiment kon koy na ko jàngal bu Touba kon parce que Touba mooy Màkk rek. du dëgg xanaa xamul ni sëñ Touba wax loolu la yonent bi wax du ñaari wax. sëñ Touba ci moom dafa bind Touba ka Madina Touba ak foofu benn la wax ji jenn wax la mais waa ji daf ko saaga bu ñaaw imaam bi daf ko saaga bu ñaaw wax na ko ndax nee na ko xaraam waaye lam wax door caa teg xaraam na wax lan la olof bu ñuy lay saaga ne la teg xaraam ban baat la ñuy jiital baat boobu la imaam bi jiital dégg nga moom benn alquran rek la mën a wax mooy alquran yi rinding ràndang dégg nga loolu mooy lan moom rinding ràndang cakas bin
boobu bu ca waxee kenn du ko weddi waaye damay leeral nag foofu yàlla wax na makkata xëy na moom moo ko xamul demal ci suratu inna fatahnaa te mooy 48e saar nga dem ci aaye 23 mu wax ne bi batni makkata ak bakkata benn baat la mbindin vocabulaire mooy changé yéen ñi jàng français xam ngeen ne am na baat yoo xam ne nañ ko daan jàngee ak ni ñu ko jàngee léegi du benn bu njëkk boo bëggee ne diw français la da ngeen ne c'est un François léegi boo waxee ne François tur lañ ci xam ñu ne français waaye dafa gane dañ naan wax monsieur Langlois maanaam boo defee ci nga sëñ Tuubaa Mbàkke yim ko bindee yëpp bindeewu ko miim bakkata boobu la ko bindee bakkata boobu ñu bind ci Màkka ak bind ci Màkka benn bindin lañ leen bindee waaye ba mu ko waxee xam na it mën naa nekk Màkka tur wi ñëw na ci alquran yàlla wax na ci li nga xam ne mooy ci suratul baqara wax ne fa walli wajhaka shatra al masjid al harami wa aynama kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu booy julli na nga jublu masjidul haram te mooy Màkka ci turi Màkka yi la bokk cosaanu tur yi sax du loolu mu foog cosaanu tur yi mooy Baala Bakk comme bi nekk ci Liban Baal benn kii la benn xërëm la buñ daan jaamu mi ngi ci alquran fam ne wa yahuda wa yaawuka ma nga fa xërëm boobu nag dañ ko daan defaral ay barab nit ñi di fa dem di ko ajali Baala Bakk yi bari nañ ci biir arab yi ci Baala Bakk am nañu tabax yoo xam ne benn xeer wa dana peser 1000 tonnes ci loo xam ne mën na juróom-ñaari junne at bi ñu ko tabaxee ak léegi. kon daal Idriss Seck sa gis-gis daa juum Sidi Lamine moo am raison. Sidi Lamine li mu xam ak maa ko jàngal de. yaakaar naa li may wax ak li mu wax ci côté boobu bu dee xam-xam la du jooyoo mais ce qui est important dama bëgg a wax ne Idriss Seck na politique te bu mu fayee diine ji. waaw ma ne nit ñi sax ñun sax ñoo ñàkk fayda. naka la yàlla wax yonent bi di wax ñu naan Idriss Seck mu ne mais loolu ñàkk fayda la. ma ne la yàlla dana wax Idriss Seck di ko weddi ñu di ko déglu non na dellu ci rinding randang mais est-ce que li mu wax graaw na ba foo xamante ni toll na ñu jàpp ni moom génn tey ci diine. waaw le jugement de la gravité. c'est une autre chose ñun li ñuy wax. mooy Idriss Seck bu ne na ñaari ilimaani Màkka yi toog mu jàngal leen luñ xamul. kon bu xamee lu ilimaani Màkka xamul kon xam na lu ilimaani Sénégal yi xamul. yëpp ñoo yem ci kanamu téere bi itam de kenn moomu ko. yemuñ ci xam-xam yàlla moo ne hal yastawi alladina yaalamuuna wa alladina laa yaalamuuna borom xam-xam yi du ñu yem ak ñi xamul yow journaliste nga dooyem jamais ak ki nga xam ne dafay garder buntu kër gi ci wàllu liggéey yéen nag ñëpp ay nit ngeen mais du nit ñëpp a nekk journaliste doo bokk ak animateur. dangaa jàng am say diplôme di exercer sa kii doon na nga ñuy kuy jàng journal rek nettal ci journal ba du tax mu yem ak yow sëriñ bi loolu fi lañ ko fekk xam-xam bi yàlla dafa ne wasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun bu ngeen xamul laaj leen ba ñooñu borom xam-xam yi loolu la yàlla wax li tafaqahu fi diini fiqh mooy nga dem ba ca biir maanaam su fekkee ne nit ñi dañuy fay ci plage bi yow nga nekk plongeur boo xam ne mën nga dem nangami kilomètre ci biir suuf. loolu mooy borom xam-xam mooy xuus ci biir. waaye mun nga nekk journaliste wala nga nekk ci benn métier ba pare nga maîtriser xam-xam. non déedéet mënoo ko maîtriser parce que yi nga sëriñ bi pour ñun ñii di wax ak yow. au moins jàng nañ fukki junne téere yu bokkul. mënoo jàng yow ñetti ligne daal di ne nii la man du ma mathématicien mais xëy na am naa ay notion ci ay yu bare mais taxul def ça ne fait pas de moi mathématicien. mais wax nga ci football. ci tàggat yaram sport. ci ñi def sport nekk ci jamonoy koor nga bind ni ci internet bi laa ko gis nga bind ni ñooñu bu dee looloo seen liggéey te koor gi àndul ak liggéey bi l'islam teggil na leen koor gi ñu bañ a woor. loolu moom xam-xam mu lu mu foo ko jukkee. déet fi ma ko jukkee jàng nga ko wax naa la fan la maanaam mooy verset 4 du gis nga ko foofu wax naa la yàlla ci boppam moo ne fa man lam yajid ba mu waxee ne itaamu sittina miskinan mu ne koo xam ne nag woorul
benn bés ba mu woorul na ko fay 2 weer yu tegaloo te diggante 2 weer yooyu it du ci mën a jote ak jabaram jote ci ak jabaram daf koy araam mais bu mënta def loolu na jox 7 fukki miskin lekk ci benn bés bu ne loolu moom laa bind indi laay ji man waxuma waxi Ahmed Niass waxi yàlla laa wax mi ngi fi ñëpp ci yem. kon jour yi tey ñoom suñu woorul ndax préparation coupe du monde yi lan mooy seen atte lan la ñu war a def ngir mën a. dégloo wax nañ ko yàlla daf leen sant ñu fay benn amende boo xam ne mën na varier de ay 350 000 ci suñu réew yi par jour ba ci ay xëy na peut-être ay 2-3 millions ci yeneen réew yi nga xam ne lekk dafa seer léegi nag mën nañ koo jox seen sëriñ mën nañ koo jox seen daayira mën nañ koo séddaleel seen bopp mën nañu dem ci benn restaurant fay ko joxe ay kii ne la am demal nga lekk façon bi nga koy joxee ci ñoom la aju mais mën naa nekk alxuraan ko wax magee na ma 1 at ak 7 téeméer dama koo génne rek. Ahmed Khalifa Niass laata ñuy tàggoog yow 1 minute daanaka moo ñu dese laata ñuy tàggoog yow ginnaaw da nga yëngu itam ci wàllu politique li des ci falum njiitu réew déwén 2019 bëriwul yàlla ñu ko fekke sa taxawaay ci loolu lay doon koy jàppale da ngay samp ndëndëm déet. waaw olof de nee nañ lu defoo waxu ma ne olof nee nañ lu defoo waxu bu defoo rek dañ ko wax. xam nga fi mu nekk nii amul kenn koo xam ne sampoogum na formellement pour ne dana bëgg naa nekki président. am na ñoom Malick Gakou dama ne ñu déedéet formalisé guñ ko. wax na ay déclaration d'intention moo fi ne. mais kenn. déposé gul kayit kenn waxuma déposé kayit mais sax def congrès parti ba daje wala coalition ba ne diw def nañ ko candidat. fi mu ne ñu ngi ci labar rek. di wax yeggaguñu foofu teel na. lan mooy sa taxawaay yow. majorité opposition. dégloo ma ne li xam naa léegi yow ba fii ñu toog daal. man dama am position bu xaw a ambigu. vis-à-vis du président Macky Sall. parce que d'une part sama xarit la. su fekkee ne xarit mooy ki nga xam ne dafay ñëw sa ngénte di maye xaalis soxnaam di jox gan ñi laax beñe leneen. pour wane ne moom it doo jur doom ji. barki démb xale boobu mu doon ngénte mu jël ko teg ko ci kawam wane ne kii sama doom la. xam nga kii sa doom booy wàññi say noonu doo ko ca boole. jërëjëf mais d'une autre part. politiquement maa ngi moom defuñ nen. di loolu mooy ambiguïté. kon ni ñu gindi ci semaine nii ak weer yi ñu dëgmal incha allah.